la jàllin bokk tey kenn ku ne xam ne tey liggéey sax dana jafe parce que ñi nu ñàkk danoo nekkoon ay ñu sori ci ñun muy lu metti loo xam ne tey jii dal na ci presse tey jii lan nga xam ci ñi nga xam ne ñoo génn àdduna tey suñu confrère yooyu. xanaa Modou Faral di wax inna lillahi rek wa inna ilayhi rajiun xam ni bakken bu ñam dund dana ñam dee yàlla dalu ne xalaqal mawtu wal xayaata dunya dee doomu aadama yi bind nañ ko laata ñu leen wàcc ci àdduna tey suñu rakk yi tey ñu ñàkk dañ leen di jàppee comme ay shahid ay martyr ñoo xam ne dañu dee ci toolub xare man yoro fu ñu musaana tase bàpp bu rek la ma naan wax wallahi al azim ba bi may mujjee buntu leeral ñu ngi tase ci muti ma am noo perme dama la bëgg quoi beneen booy bi ñu ngi mujjee tase man ak moom grand théâtre ci Safurla Sorano ci El Hadj Keita bi donc lii mooy àddina xëj na dafay loo xam ne nag dañ ci lancé waale appel l'ensemble de l'opinion pour ñu gën a dellu taxawu la presse en ligne man loolu mooy sama cri de cœur Fadel ay at buñ ñu jàppee comme benn support bu amul utilité wala bu ñu jàppee comme niñ koy waxee la presse poubelle non dañu bokk ci réew mi di jëf ci réew mi di traiter des informations justes et vraies di remercier nag le président de la république ci acte bi mu def ndax ñun ku ñu defal lu baax ñu wax ko bi mbir mi amee annulé na li nga xamante ne que moom mooy tournéem dem ba ci lieu ba donc yëg nañu le ministre de la culture aussi et de la communication gis nañ ko fi mu ñëw tamit taxawuñu waaye taxawaay bi bu mu yem rek ci bés si mel nii ku ci mel ni Dame Dieng moom la ñëpp war a jaale gis nga bii li amee li mu dégagé ba noppi ne gàdd na ay salaire xale ci lu toll ak 1 an ñun nag groupement des reporters ak association des reporters de lutte en ligne ak suñu itte yëpp mooy jéem a jàppoo booloo ngir di mën a taxawante ci bés yu mel nii gis nga xale yi tey ni ñu taxawoo tey seen i mbokk ci taxawaay ñëw tey assister leen ba ànd ak ñoom jébbal leen seen borom te xam ni bés la boo xam ni ku ci nekk ci ñun mu ngi ñuy xaar fan la kañ la nan la yàlla rek moo xam waaye daal nous demandons plus de considération nous demandons plus de considération nous demandons Fadel plus de considération nous demandons plus de considération agents yi nekk sur le terrain des employés nekk ci groupe de presse yi nañ leen dimbali nañ leen taxaw ndax xam ne xale yi lii nu am mooy seen i gagne-pain tey Yoro Ousmane Mamadou ku ci nekk ci ñoom tey soutien de famille nga woon li nga doon daw sa famille rek moo taxoon kon ñu ngi leen koy jaale Fadel di ko jaale sunu bopp di ko jaale l'ensemble de la presse en ligne. merci jërëjëf Bour ñu lay masaw yow tam ndax bi lii amee taxaw nga ci taxawaay boo xam ne liggéey ci liggéey boo xam ne yaakaar naa ne nit ñi dootuñu ko fàtte ndax lii yow ak Malick bokk na ci seen initiative li ko génne Malick bu Dakar Instant kon nga ne nan defar ay t-shirt wane ne ñun am na lu nu naqari tey buñ ko mënoon duñu gàddu micro parce que mënuñu ko sax tey suñu xol liggéeyul mais da di lu mën ta ñàkk faaw ñu def ko tey jii lan ngay gën a waxaat nitu presse ñu gën a booloo benn te xam ne àdduna amul solo. nitu presse li ñu war fi mu ne nii mooy booloo bu ñu ko defee ak bu ñu ko defalee maa ngi jéem di leen dajale ci ay plateformes gis nga le groupe des jeunes reporters tey mu ngi compte plus de 150 membres gis nga les reporters de lutte en ligne tey ci nombre bi ñu toll maanaam yooyu moo ñu mën a dooleel moo ñu mën a dimbali dama koy wax toujours. suñu mbooloo yi nga xamante ne que ñoom la ñu tuddee peut-être que ay syndicalistes wala tuddee ko ay association lu ci mel ni correct xam nga lu ci mel ni appel lu ci mel ni Synpics nañu ñu boole ci seen i kuréel dëgg la boole ci kilifa yi baax na mais boole ci ñi nga xamante ne que ñooy dund situation yi nekk ci biir rédaction yi aussi dafay gën dafay tax di nga xam seen i mébét ñun nous sommes en guerre avec personne ñun bu ñu sañoon ànd ak ñëpp bu ñu sañoon liggéeyandoo ak ñëpp ndax lii mooy suñu liggéey. lii mooy suñu gagne-pain mooy traiter l'information tey journaliste bi mën nañu wax ni que mook soldat bi gàddu arme dem xare ñoo yem tey ci champ de bataille ab soldat rek nga fay gis ak journaliste tey sénégalais yi mënta génn seen kër sénégalais yi nekk bitim réew ñun tey ñooy jokkale xibaar yi réew mi di leen ko jox
kon ñun donc war nañ ñu am fuñ ñu teg donc nag mooy li ma wax sànq rek nous demandons solennellement beaucoup plus de considération vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des patrons de presse, surtout les patrons de presse. Nañu dimbali xale yi nañu dimbali xale yi nañ leen jàppale nañ leen taxawu tey le cas de suñu rakk yi tey exemple la boo xam ne tey ñun ñëpp teg nañ seen bët est-ce que bàyyi woon nañ fi tey lu mën a dundal seen njaboot est-ce que amoon nañu ay kër est-ce que amoon nañu tey lu ñu denc sa banque ba ngir tey ñi ñu fi bàyyi tey seen gannaaw tey mën a continuer seen dund yàlla rek moo xam donc daal nañu leen accompagner gën a accompagner waat xale yi fi jugee lu ñu leen accompagner ci dimbali leen doyul Fadel nañ leen dimbali seen i njaboot am fu ñu dëkk nañ leen dimbali seen njaboot am lu ñu dundee waaye buñ jugee ci lii ça va nous servir de leçon pour ñu xool booyu caméraman bi nekk ci rédaction bi booyu bindkat bi nekk ci rédaction bi booyu monteur bi nekk ci rédaction bi ñu gën a améliorer seen i conditions loolu aussi lu am solo la Fall. ñi dëddu doon na tiis boo xamante ni vraiment dal na ci askanu maanaam taskatu xibaar yëpp tey nga ñëw am ci benn taxawaay boo xamante ni vraiment bu daloon keneen it noonu nga koy defee ak say ñoñ ñi nga xamante ni ay jeunes reporters lañ nekk ci métier bi li nga maanaam li nga yëg de même que say naataango ak ñi nga xam ne ànd ngeen defandoo liggéey bu am solo bii ba mbir mi amee ba léegi tey mën nga ñu expliquer un peu li nga xam moom moo di seen sentiment gannaaw ba tiis bi amee. jërëjëf Sadibou xanaa dañuy sant yàlla di julli ci alayhi salaatu wasalaam di dellu di sant yàlla mi nga xam ne moo dogal sañ-sañ bii waaye dellu it di ko ñaan yàlla mu xare gune yi aljana ñetti xel lañ yoo xamante ne bi ñëw ci milieu bi fi lañ ñu fekk waaye sant nañu yàlla ba xamuñu ci ñoom safaan ndax wa ma shahidna illa bi ma alim na Yoro Abu Ousmane xamuñu woon ci ñoom safaan lu dul fonkoon seen liggéey ak bëgg ko ak daan ko doxal ni ko yoon bëggee tey nag li nga xam ne mooy groupe des jeunes reporters bi nga xamante ne que tey moom laa jiite ak association des reporters de lutte en ligne taxawaay bi ñu def ci bés bi dafa dal suma xel ba man tey buur ma jàpp ni que tey suba su ma génnoon àdduna ci métier bii tey may def suma mbokki taskatu xibaar yeeg caméraman yeeg monteur yi danañ ma taxawoo comme ni ñu taxawoo xale yi muy taxawaay bu rafet di taxawaay bu dal xel waaye di taxawaay bu sedd xol dama wax sànq ni xale yi fi jóge yéen ñii ak ñun ñii la ñu nekkoon suñuy morom ak suñuy xarit ndax ñun ak ñoom ñoo nekkoon ak ñoom sur le terrain 24 heures sur 24 Yoro saa bu ñu mësaan a gis Père Bour dama daan wooye ba bi ñuy mujjee gisee baat bi mu mujjee wax Père Bour man dama la bëgg te yàlla tax donc li may lancé di cri de cœur mooy nañu gën a gestu xale yi ci rédaction yi nañu gën a dimbali xale yi ci rédaction yi léeg-léeg ñu ne journaliste yi dañuy xëccoo per diem di nga gis xale bu ñëw reportage amaana per diem boobu bu ca amul doom lu mu passé doom lu mu reere doom lu mu joxe dépasse ñu ngi wax assainissement de la presse mais nañu assainir d'abord les rédactions ci les conditions de travail des journalistes reporters caméramans monteurs wax naa ko léegi le président Bougane yëkkati sunu t-shirt jox ko ne ko président dañ leen yaakaar ci ngeen accompagner xale yi dimbali leen ñii jaar nañu CESTI ñii jaar nañu feneen ak feneen ñëw am xam-xam doon ay xale yu brave mënoon na def leen te defuñu ko nañ leen dimbali ci contrat yi tey directeur Dame Dieng bu leeral ñu di ko remercier jël na xale yi en charge ci atu yàlla salaire boo léegi yëkkati enveloppe bu 1 million jox famille bu ko ne d'accord baax na rafet na mais après les 1 an lan mooy dundal seeni famille lan mooy yor seeni kër te loolu nguur rek moo ko mën le président de la République def na ko ñëw ba ci lieu yi affrété avion médical jëlee fa blessé yi indi leen vers Dakar waaye bëgg nañu taxawaay bi gën a yokk ci famille yi ndax ñoom ñëpp daanaka dëkk ñoon Dakar dañ fi ñëwoon di daan doole nañu accompagner seeni famille dimbali leen bi wajillahil karim waaye di ñaan rek Fadel patron de presse yi chaque jour dama koy wax te du ma dellu di ko wax nañu dimbali xale yi nañu dimbali xale yi nañu dimbali xale yi man Bour Gueweul je ne parlais pas à mon nom propre ndax man tey maa ngi sant yàlla mais xale yi sonn nañu xale yi sonn nañ ci reportage yi xale yi amuñu ay salaire yu baax xale yi bénéficier wuñ de benn privilège amuñu amuñu benn contrat amuñu assurance amuñu dara donc nañ leen dimbali te yàlla tax man li may wax je ne le dis pas à mon nom
billahi je ne le dis pas à mon nom qu'il aide ces jeunes là dans ce milieu là seen condition de travail métti na sonn nañu dimbali xale yi buñ leen waree jël nañ leen jël buñ leen war a defal ay contrat yu baax nañ leen ko defal bu ñu bàyyi xale yi ñuy péri nii comme ça. baax na gars yi dernier benn cas ñu baal ma sunu bopp lañ ko defal presse bi ku ñu respecté wul ñu respecté sunu bopp ku ñu xamul ñu xam sunu bopp ndax àdduna la waxuma Sénégal àdduna ku bëgg a feeñ ñun lay woo ku bëgg a siiw ñun lay woo ku am lu ko naqari ñun lay woo ku am lu ko neex ñun lay woo nun la nañu nit ñi respecté lenn rek laa bëgg ñu terminer ko suñuy confrère lan micro yëpp na wàcc ci suuf micro off micro yëpp wàcc ci suuf